Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Salaamaaleykum chers internautes salaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement di leen présenté waa seen beneen numéro bu fagaru leen tey jii nag ñoo ngi centre de santé de Diourbel xam nga la fois passée waxtaane woon na li nga xamante ne ni mooy AVC accident vasculaire cérébral mu nekk loo xamante ne c'est important lan mooy cause conséquences yi ak lan moo koy joxe tey ñu war a wax li nga xamante ne ni mooy diabète mu nekk benn maladie boo xamante ne ni dafa bëri partout et la majeure partie de la population amee nañu ko nan lañ koy moytoo lan mooy cause conséquence léegi-léegi nañ ko découvrir ak ki nga xamante ne ni mooy docteur Goumbala la docteur ñu ngi leen di waa ñu ngi leen di fay di rafetlu seen teewaay di nuyu internet yëpp waaw ba pare di rafetlu waxtaan yi xam ne tamit daanaka ñun docteurs yi daanaka sensibiliser population bi moo war a ëpp doole que faj mi daanaka bu ñuy def loon rek lu bëri dina wàññeeku jërëjëf. docteur ñu seetlu ne diabète nag dafa nekk benn maladie boo xamante ne ni population bi presque la plupart amee nañ ko léegi ñu bëgg a xam lan mooy diabète exact. waa diabète niñ ko mën a définir muy diabète sucré bi nga xamante ne ni moo ëpp ci lu ñuy gis moo nekk la présence d'une hyperglycémie chronique maanaam suukar su bëri bu nekk ci sa yaram ba pare yàgg ci loolu lañ tuddee diabète wala tamit mu nekk défaut de l'insulinosécrétion mu nekk benn kii boo xamante ne ni pancréas bi moo koy defar nit ki mën na am jafe-jafe boobu su ko defee diabète daal di feeñ ci yaramam. mais am na ay type de diabète wala benn façon diabète moo am bu fekkee am na ay type ñaata type de diabète moo am. waaw am na ñaari type de diabète yu ñu gën a ràññee muy diabète de type 1 bi nga xamante ne ni mooy dal xale yi ak diabète de type 2 bi nga xamante ne ni mooy dal mag ñi. diabète de type 1 ak de type 2 y a une différence entre les deux lan mooy différence entre ñaari type de diabète yi. waaw diabète de type 1 bi boobu day nekk insulino dépendant moom bu njëkk ba loolu lañ ko daan wax diabète insulino dépendant léegi ñu koy wax diabète de type 1 moo nekk ci xale yi ak diabète de type 2 ou diabète non insulinodépendant insulinodépendant bi nekk ci xale yi mooy que ni moom insuline bi fokk muy jël insuline moom am na suukar ci yaramam mais problème mu insuline la am donc foog nga jox insuline mu mel ne kon caabi lay manqué insuline bi day mel ne bu ubbi pour suukar bi mën a jàll génn ci deret bi moom xale bi loolu la manqué mais mag bi nag moom am na insuline moom problème am mooy suukar bi nekk ci yaramam nan lañ koy utiliser mais moom am na insuline baa ngi fi kon déjà ñaari différence yooyu boo ko xamee rek déjà faj mi kon da lay leer ne faj mi du bokk ndax kii am na problème mu insuline la ñu naan ko insulinodépendant kii moom am na insuline bi ñu koy wax non insulinodépendant. kon dégg ngeen docteur li mu wax y a deux types de diabète muy type 1 type 2 bii daal xale ak bii daal mag lu mu ci expliqué yépp kon dégg ngeen ko léegi docteur lan mooy facteur de risque yi. waaw facteur de risque yi ci diabète mooy que ne koo xamante ne nii ay maamam walla sax yaayam ak papaam am nañ diabète kooku pour mu def diabète da koy yomb lool bu góorgóorluwul am benn régime alimentaire bu baax bu sain kooku pour mu def diabète da koy yomb boobu benn la ci facteur de risque yi beneen facteur de risque bi mooy nit ka nga xamante ne ni contrôlé wul lu muy lekk mi ngi lekk te Sénégal léegi ku fi xam daanaka ceeb rek la ñuy dundee ak mburu farine yooyu yëpp dafa am sucre ku ci topp di lekk te daanaka doo yëngatu doo def benn sport
kooku tamit facteur de risque la ak ñàkk a def sport bi tamit ñu koy wax sédentarisme bi tamit mën naa ne facteur de risque nit ki def diabète. Obésité tamit nit ki bu amee yaram kooku tamit mën naa ne facteur de risque la pour mu def diabète moom tamit daanaka da koy yomb. Docteur, est-ce que suukar kese moo joxe diabète par exemple la présence du glucose dans les vaisseaux sanguins ñu ne est-ce que loolu règle la amut leneen tamit loo xamante ne dañ koy utiliser population bi day joxe diabète. waaw xam nga diabète bi mooy comme ni ma la wax dans la définition c'est la présence d'une hyperglycémie chronique dans le sang kooku lañ définir ci définition bi comme diabète. Donc dañ naan diabète bi xamuñu peut-être mën nañoo bañ a xam lu koy joxe mais nit ki bu ko amee lu ñuy seetlu ci moom mooy que ne deret bi suukaru deret bi day yéeg kon mën nañ ne feebaru suukar la ndax képp ku mu dal rek lu ñuy njëkk a seetlu mooy que ne suukar bi nekk ci sa deret day yéeg te du doon loo xamante ne nii day jël ay maanaam benn weer ñaari weer day chronique day dem ba chronique ci sa deret waaw. mais dañu seetlu tamit ne ko bu njëkkoon boo amee diabète da ngay def toilette par exemple da ngay saw H24 ñu ne dafa amee diabète loolu tamit ci li nga xamante ne mooy ay signes la est-ce que loolu tamit ça existe jusqu'à présent wala dafa am yeneen yoo xam ne daf si bokk. waaw kon xanaa dañuy dugg ci benn laaj bi rek muy que ne lan mooy signes yi ñu profitoo ci joxe signe mandarga yi nga xamante ne nii bu ko nit gisee ci moom war na mën a dem kër docteur ñu xoolal ko suukaram wala mu ne dama ñëw kat pour ngeen xoolal ma ndax dama am suukar. mandarga yooyu bokk na ci comme ni nga ko waxee nit ki buy tuur ndox lu bari mais ci guddi xam nga normalement nit ki bu fekkee ne dafa tëdd di nelaw saw waru koo yee kooku war na mën a nelaw ba yeewuwaat doog a kii normalement saw waru koo yee mais bu fekkee ne saw mi moo lay yee mooy dagg say nelaw ngay jóg di sawi benn yoon nga dikkaat tëdd saw mi yeewaat la nga dem sawiwaat ñett yoon wala ba ñeent yoon kooku war na ma dem kër docteur ñu xoolal ko suukar bi nekk ci deretam mais du saw bi dong ndax nit mën na koo am ba pare tëdd bañ a saw mais bokk na ci saw bu bari guddi bokk na ci tamit nit ki day lekk lu bari mais day jeex. day gaaw a rees. day jeex dafay tuuti. day amaigri waaw mën nay lekk lu bari mais day amaigri day perte poids li muy lekk du feeñ ci moom waaw nit ki mën na koo am ba pare tàyyeel maanaam foo ko fekk rek mu naan man dama gaaw sonn ak tàyyeel daal lay jàmbat fu mu nekk tàyyeel lay jàmbat. beneen bi tamit mooy que ne nit ki mën na koo am day naan lu bari foo ko fekk rek day di naan lu bari mais naan bu bari boobu tamit daanaka mooy ànd ak saw bu bari bi ci guddi gi daanaka màndarga yooyu moo ci gën a fés di naan lu bari di tuur ndox lu bari guddi gi di lekk lu bari ba pare di perte poids ak tamit di jàmbat ak tàyyeel foo toll daanaka màndarga yooyu daal moo ci gën a fës. mais ci biir type de diabète yooyu am na si boo xamante ne ni dafay dal xale bi est-ce que xale bi mën na judd rek amee diabète wala dafay am benn âge boo xam ne moom la fay toll am diabète mag bi tamit am benn âge boo xam ne fa lay toll am diabète wala. déedéet xale bi moom mën na juddu nekk xale wuute ak dara ak diabète mën nga nekk xale def sa diabète comme mën nga nekk mag def sa diabète. mën nañ ko judduwaale. waaw da ngay gis xale yu ndaw yuñ fiy suivre pour diabète xale yi dañ leen di suivre fii pour diabète ak mag ñi tamit am na ay xale yu ndaw am na ay mag moom loolu feebar la rek daanaka jotewut ak at yi dara waaw jotewut ak at yi dara. mën nañu xam kii bi prise en charge bi nan lay demee ci structure bi ci nga xamante ne ñu amee diabète. waaw fii lii fii ëpp lu ñuy def muy que ne nit ki bu dikkee soit xam na ne moom dafa amoon suukar dafa amee diabète soit xamu ko mu bëgg koo xam mais ñun nu ñuy liggéeyee
mais boo dikkatee jàmbat ñu dañ lay njëkk a laaj lan nga yëg sa yaram ak lan nga seetlu ba bëgg a def kii boobu ba bëgg ñu xoolal la sa suukar wala nga yaakaar ne da nga lan nga seetlu ba yaakaar ne da nga amee suukar loolu lañ lay laaj bu ko defee du ñàkk mandarga yi ñu cité woon nga wax ñu nga ne daal docteur man seetlu naa ne guddi gi damay tuur ndox lu bëri wala nga ne ñu docteur seetlu naa daal fan yi man damay jeex te pourtant am naa appétit maa ngi lekk mais damay jeex wala nga ne docteur man daal seetlu naa fan yi sama naan dafa bëri bu ko defee boo ñu waxee lool nag léegi ci lañ lay defal am na dextro glycémie capillaire boo dikkee bandelette bi dañ la koy jaay fii après yor nañ fi suñ appareil glycomètre yor nañ appareil bi boo dikkee fi ñu toog dañ lay laaj ndax ndékki nga wala lekk nga dara boo ne daan li gën nag mooy booy ñëw di ko def si nga bañ a lekk dara depuis 8 heures wala 20 heures 22 heures démb ci guddi bi ngay tëdd nga am boo xëyee suba boo dikkee jàmbat ba pare ñu defal la glycémie capillaire ñu koy wax dextro lañ lay defal léegi dextro boobu bu ñu ko defee normalement valeur yi nga xamante ni moo normal moom lañ bëgg mooy mu nekk entre 0,7 ba 1,10 0,7 ba 1,10 bu fekkee ne mi ngi ci fourchette boobu ah dañ lay suivre jox la benn régime ne la bon wàññil suukar bi del yëngatu del def nii dégg mais bu fekkee ne xool nañ ko mu dépassé 1,10 te àggul par exemple 2 dépassé na 1,10 mais egsiwul 2 boobu ba léegi tamit régime diététique lañ lay jox régime lañ lay jox wax la ñam yi ngay yor nañ fi ay feuilles yu ñuy distribuer diabétique yi ñam yi nga xamante ni moom nga war a lekk ñam yi nga xamante ne ni moom nga war a moytu. te pourtant boobu ba léegi am na benn affaire boobu chaque jour boo xëyee nga lekk ko lum la wàññi alors que lii nag da lay faj lii nag daf lay faj chaque jour nga jël ko mu lay faj mais moo gën ndax ki am diabète di jël garabam daanaka moom ak ki amul diabète ñoo yem ci yenn feebar yu bari mais ki nga xamante ne ni am na diabète jëlul garabam buy dugg coma diabétique mën na koo bett buy xëy di am complication plaie ci tànkam wala fenn mën na koo bett yeneen complication yu bari comme ci bët bi tamit mën na xëy tamit am problème mu bët ndekante diabète bu mu amee woon la lu yàgg te faju ko léegi nag garab bi nag complication yëpp dala koy soreel bu fekkee ne yaa ngi jël sa garab day tax complication yooyu yëpp du ñëw ci yow. est-ce que docteur mën nañu xam tamit ne diabète bi dafa lié ak yeneen maladies yi par exemple l'insuffisance rénale am na yeneen tamit yoo xam ne moom leen ndax des fois dañuy gis ku amee diabète am benn plaie mais dañuy obligé plaie bi dañuy dagg tànk bi est-ce que am na yeneen maladie yoo xam ne dafa lié ak diabète bi. waaw loolu du mooy complication diabète ndax complication yi dafa am des complications yoo xamante ne ni mën na nekk ci rein wu nit ki indi ay insuffisance rénale mën na nekk ay complications yoo xamante ne ni ci bët yi lay doon mun ñu koy wax rétinopathie diabétique mën na nekk complication yoo xamante ne ni ci tànk yi lay nekk deret ji day am suukar ba nga xamante ne ni pour mu àgg ci tànk yi day jafe tànk yi comme ni ñu leen waroon a arrosé ci deret duñ leen arrosé noonu ndax deret ji jotewu fa ba egsi foofu du coup kooku bu amee góom ci tànk bi mën na am jafe-jafe ndax deret bi fokk muy arrosé yaram bépp bu ko defee boo amee góom fenn mu mën a gaaw wér ndax deret bi ma ngi fay ñëw mi ngi koy arrosé bu fekkee nag fi nga am góom sa deret jotewu fa loolu mooy tax complication bi di gën a métti ci diabétique bi waaw loolu moo nekk complication yi mën na def complication yi mën na nekk ci bët bi mën na nekk ci xol bi mën na nekk ci rein yi mën na nekk ci sidit yi ci tànk yi comme ñoo gën a sori. mais xale bi nga xamante ni moo amee diabète par exemple tout tànk bi moom mu ngi def ay traitement wam est-ce que kooku diabète bi du am leen loo xam ne daf koy yàkkal ci avenir am parce que xale bi nga xam ne tout tànk la moom dafay màgg léegi mu ngi amee feebar bi mu ngi def ay traitement wam mais du ko yàqal dara walla dina am loo xamante ni peut-être mën na ko yàqal. xale bi nga xamante ni dafa am diabète di jël traitement am respecté ko kooku mën na gudd fan lool sax bu neexee yàlla ndax moom li ma wax sànq rek
boo amee diabète di jël sa garab yaag ñëpp a yem ci wàllum yeneen feebar yi ci wàllum dee ndax loo xamante ne daanaka mbiru suñ borom la loolu yaag ñëpp a ciy yem kon xale bi nga xamante ne nii xale bu ndaw la mi ngi ci ay ñaari at ñetti at respecté jël garabam du ko yàqal dara muy ci wàllum njàngam bu bëggee def sport wala lu mu bëgg a def du ko ci yàqal dara te bu ko yàlla dogalee lu mu bëgg a dund dina ko dund bu neexee yàlla. kon dégg ngeen docteur li mu wax yéen ñi nga xamante ne da ngeen amee diabète ngeen jël seen traitement yi normal yéen ak yeneen nit ñi rek ñoo yem du la yàqal dara ci li nga xamante ne ni mooy ci li nga war a dund wala ci sa santé genre docteur lan ngay jox conseil ñi nga xamante ne ni dañoo diabétique. waaw avant may dikk ci conseil yi may ma wax ne am na benn association diabétique buñ bëgg a taxawal Diourbel ndax seetlu nañ ne Diourbel moom nekk dëkk boo xamante ne ni daanaka amul association boobu yeneen dëkk yépp am nañ ko man ak docteur Ba ñu ngi ciy liggéey waaw bëgg nañ fee def benn association boo xamante ne ni diabétique yépp lay réunir nga xamante ne ni daanaka ñoom ñëpp ñooy tolloo chance ñi nga xam seen loxo jotewul seen ginnaaw ñenn ñi di leen dimbali bu ñu amee ay appareil wala ay garab wala lu ñu mën di am ñu bokk kook ñoom bu jaree toog ay yenn waxtaan yi ñu koy waxtaanoo ñu ko bokk di daje di waxtaan loolu daal bëgg nañ ko taxawal bu neexee yàlla ci dëkk bi conseil yi nag moom mooy nit ñi ñu am régime alimentaire bu baax léegi seetlu nañ ne li ñuy lekk lépp suukar moo ci ëpp muy ceeb bi muy farine jus yi boisson lépp sucre moo ci ëpp donc nit nag bu fekkee ne dem nga ba sa alimentation bon doy na waar leneen li la ci mën a dimbali mooy ngay def activité physique di yëngatu mais mënoo am régime alimentaire boo xamante ne ni baaxul ba pare nga xëy suba ba ngoon toog bañ a def dara li gën mooy nga am régime alimentaire bu baax def sa activité physique bu baax ba pare mandarga yi ñu wax ci commencement bi képp ku ko am nga ñëw kër docteur ñu xoolal la sa suukar te ak beneen conseil bi pour ñi nga xam am nañ ay papa diabétique ak ay yaay diabétique ñoom tamit ñu wàññi bu baax ñoom lu ñëwee wàññi benn ñoom war nañ koo wàññi juróom bu ñëwee di def activité physique ñoom tamit war nañ koo def juróom ñoom ñoo war a gën a moytu ñoo war a gën a mën a yëngatu ñoo war a gën a mën a def lépp. dégg ngeen docteur li mu wax activité physique yi dafay baax si li nga xamante ne ni mooy si diabète la dafay baax si diabète ñi nga xamante ne dañu amee diabète wala amewuñu ko yëpp nga def activité physique c'est très important docteur la mooy sa mot de la fin looy tàggatoo. waaw di nuyu internautes yi di ñaan tamit liñ fi wax nit ñi suñ borom defal ñu ci dégg ak topp waaw di gën a gërëmaat internautes yi yéen tamit ñu leen di jaaraamal am ngeen jaajëf. internet ñu ngi leen di gërëm ci taamu bi ngeen taamu seen www.baoltimes.com c'était votre émission Fagaru leen présentée par Ndeye Diouf. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?